jërë ngeen jëf mbokk yi safo télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki dina bokk ci kàddu Ousmane Sonko ni ki démb ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ñoom ñooñu nag di xam rek ne daañu amal beneen ab association woo xamante ni day ëmb jiit yu bokk moomeel fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne nag moom la ñu dénkoon wàllu décentralisation ak itam collectivité locale Aliou Sow la mu xamle mu di lu ni mel nañ ko teg ci suuf ñoom Ousmane Sonko ak i ñooñoom ndax mënees na leen jurali guuta amul leen loo xamante ni nekku ci aw njeexital lu ni mel lay rek daal di sàkku bokk na itam ci lu mu xamle nguur kenn du xëccoo ak moom ñenn ci ñoo xamante ni ñoo nga nekkoon ca diwaan bu Tugal foofee ca Ndar Géej ñoom ñooñee ñoo fas yéene boole seen i ay kaaka ngir rek daal di xeex lépp lu ñeel wàllu mbëkk mi fii ci réew mi naka noonu itam dalal nañu leen ca diwaan bu Goxu Mbàcc ki def loolu nag di jëruñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu sénégalais de l'extérieur moom Amadou François Gaye di sàkku rek xeex boobee nag ñu daal di ci jëmbat seen fulla def ci itam lu nu mën laata rek muy fi ci aw enveloppe boo xamante ni nag $1 milliard la su suñu ay koppar ngir dimbali ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi guerre wa nga xam ne am na ca Ukraine ku mooy wul itam mënees naa juri guuta ci tundu Afrique bu ñu sukkandikoo ci Siagro ñoom ñooñe nag la ñu xamle mu di meññeenteef yi nekk fii ci réew bu Sénégal mënees naa tax ñun nag duñu ci bokk benn yoon waaye lu ni mel ngir mu antu faaw rek ñu am dimbalu ko gouvernement bu Sénégal aéroport bu Saint-Louis nga xam ne nag ñu ngi ko fas yéene woon a daloo ñeenti fan ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ku mooywul daañ ci nemmeeku ay rëq-rëq ndax itam miir wa nga xam ne moom moo fa nekk daanaka dajagul lépp lu soxal itam wàllu kaaraange am na loo xamante ni nag ma nga cay sooxe moom Alioune Sarr di sàkk boobu la liggéey ñu gën koo baral ndax itam ab ba ñu joxe woon ñu mën ko respecté mbokk yi lu néew benn simili daañ dikk yaatal ko. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen bu baax a baax xibaar yi ñu doore ko ak itam wàllu démantèlement base rebelle ca diwaan bu Casamance jàppale ne communauté Saint-Idio nag di sàkku ci lu ni mel ñu daal di koy teg ci suuf ngir askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca weg ga mën a dund bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di seen ak tey bakken ci la jamono fas yéene ñu biral bu baax a baax li nga xam ne moom la ñu dippee wàllu négociation ñu dikkaat ci tënk li nga xam ne Boubacar Diassi daal na ko ci amal. opération sécurisation yu armée bi tàmbali ci Nord Sindian daanaka waxloo naa communauté Saint-Idio ak gouvernement réewum Gambie ci communiqué bu communauté Saint-Idio siiwal nee nañu ñoo ngi ñaan opération de sécurisation bi armée bi nekk di amal na ko armée bi bàyyi ngir ñu mën a sàmm dal bi fi amoon te it bu doon seen sago ñu gën a wéyal waxtaan bi communauté Saint-Idio ne moom de moo ngi wéy di tàllal loxoom te it di taxaw tem ngir négociation yi fi amoon ci wàllu wutum jàmm ca Casamance mën a wéy ci beneen wàll Ibrahima Sangaré mi nekk porte-parole gouvernement bu Gambie moom it mu ngi siiwal ci ab communiqué ni président Adama Barrow mu ngi dalal xelu képp ki citoyen gambien waaye it ay diplomate ñi fa toogal seeni réew ni moom day du nangu kenn utiliser Gambie ngir def naka sudul noonu te it du nangu képp ku yor ay ngannaay waaye it ay munitions di jéggi seeni frontière ngir dugg ci réewum Gambie gouvernement réewu Gambie moom it di biral ni pare na ngir taxaw temm xar tànk tubéyam ci wutum jàmm ca Casamance ci waxtu woowu opération sécurisation bi mu ngi wéy ci Nord Sindian suñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu yor am na sax ay base MFDC yu armée bi tàmbali jël ñu jàpp ne askan wi yeewu ci dëkk kaw yu nekk ci booru frontière ba ñu ngi wéy di daw làqu ji ci yeneen gox ñu jàpp ne lu ni mel moo am ci dëkk yu ñuy wax Karu Nord Djilamfari Badjiga Siwal waaye it Kapa tey nekk ay dëkk kaw yu nekk ci côté Sénégal waaye it bu ñu jéggee frontière bi dem côté Gambie askan wi fekk baax ci dëkk kaw yu soriwul benn yoon foo ñi bintaan waaye it foo ñi kansala ñoom it ñoo ngi daw laxu ji jërëjëf Boubacar mbokk yi ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar xam ngeen ne ni ki démb ndaje wi nga xam ne nag waa Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon amal ñoom ñooñee fas yéene taxawal aw kuréel woo xamante ni nag mooy ëmb njiit yu bokk moomeel fii ci réew bu Sénégal kaddu yi di mel Ousmane Sonko ak ñu ñam daal di koy biral ni ki démb jëruñ jëwoon nga xam ne nag moom la ñu dénkoon wàllu décentralisation ak itam collectivité locale Aliou Sow di sàkk lu ni mel ñu daal di koy teg ci suuf ndax itam mënees naa juri guuta gouvernement kenn du xëccoo ak moom kàddu yu ni mel dénk na ko suñu ndaw Habib Faye.
maire yu fare ci coalition bi di Yewwi Askan Wi ñoom ne dañuy génn ci kuréel gi ngànk maire yu Sénégal di AMS toll nañ ci juróom-ñett fukk ak benn maire ak conseil départementaux yoo xam ne ca coalition Yewwi Askan Wi lañu bokk ne faaw rek ñu sanc seen kuréel Ousmane Sonko ki ñooñom ne gisatuñu seen bopp ci association maire bu Sénégal mu doon ab ndogal goo xam ne kawoon jëwriñ gi ñu dénk wàllum décentralisation ak collectivité locale jël tegee ka nale. dama jàpp ne njuumte la gënul ci ñoom gënul ci réew mi réew fu mu toll fi nekk nii gox-goxaan xëccoom ak wujjeem wala diirante mbagg ak nguur bu ko defee lee tooy ci moom lay jógee ko ba gox-goxaan bànqaasu nguur la kañu fal mu jiite fa ndawal nguur la. ku ko xamul nag dugg ci xiiroo ŋaayoo boo xam ne ni politique moo ko lal yaa ngi yàq sa bopp. taxawal beneen mbootaay loolee doon lenn loo xam ne ay jafe-jafe dong leen di jural rawatina itam communauté rurale yi. li ci gën a métti mooy gox-goxaan yu ndaw yi mooy yi dëkk ci àll yi nekk àll yi commune ñoo ci gën a sonn parce que ñoom seen lépp presque ñu ngi ko wékk ci nguur ñi yem sax commune yu mag a mag yi ñoom sax xëy na mën nañu wax ne soxluñu leen leneen waaye tey jii gënoon mooy ñu bokk seen wusay nekku benn wusay parce que seen kuréel googu moo nekk aussi seen kaddu gu ñu yëkkati ca kanam nguur ga xool naka la ñuy fexee ba am yelleef ak wareef ak luy aar taxawaay ak liggéey bu ñoŋ bu ku ñu fal ci gox-goxaan. waaye njiitu mouvement patriote pour le développement MPD liggéey di woo acteurs Yewwi Askan ci seen bopp ñu xeex ci biir mbootaayu maire yu Sénégal yi. li may di xelal mooy bu leen neexee ñu soppi seen kayitu seen luwaawu AMS bu mooy kuréelu maire yi. fexe ba dugal ci ne léegi mën nañ dajale sax ay pàcc yu biir ci biir yoo xam ne ni mooy maire yi nga xam ne dañoo dëkk ci àll bi te ñoom seen jafe-jafe gën a tar mun nañ am benn kuréel bu biir bu làqatu ci biir ci kuréel googu. AMS taxawatul tur bi dong moo fi nekk di ay kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati laata muy wax askan wi ne ñoom fas yéeneen ñoo samp ab mbootaay goo xamante ne itam daa dajale maire yu fare ci Yewwi Askan Wi ak ñii di président conseil départemental yu bokk ci coalition bi. ci diggante Habib Faye Diafara Ba ak itam ki nga xam ne moom moo di Aliou Sow mbokk yi xam ngeen ne Yewwi Askan Wi ki nga xam ne moom moo fi nekkoon maire bu Ndakaaru Khalifa Ababacar Sall la ñu rek daal di jiital ci li nga xam ne moom moo di élection législative yi ndax lu ni mel dagan na wala lu war a mën a nekk la laaj la woo xamante ni moom Valdiodio Ndiaye bu société civile xam la rek ne loi d'amnistie képp dong moom moo war a mën a indi ay leeral wala bokk aw yoonal ci boobule question ngi rek wàllu l'éligibilité bu Khalifa Ababacar Sall ak itam ki nga xam ne moom moo di Karim Meïssa Wade ginnaaw baat ak tontu itam bu doxoon ci diggante Thioro Mbar Ndiaye ak moom. Yewwi Askan Wi lii la wax te waaju cee jóg. dañuy artu bi ñuy artu moo di élection législative yi Khalifa Sall mi mooy président conférence des présidents day bokk. fi ñu toll nii tembe ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall moom mile bu ñu sukkandikoo ci article L29 bu code électoral mënula bokk ci ay élections. ñii ñoo warul a bind ci liste électorale yi ñun condamné ndax crime wala ñi ñu condamné ci peine prison bu amul sursis wala bu amee sursis te durée ba ëpp benn weer mu am wala mu ñàkk ay daan ci wàllu ndàmpaay bu fekkente ni def nañ njombe yi mooy sàcc escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants détournement wala soustraction jaaree ko kon ci ay agents publics mbiram corruption du guerre trafic d'influence contrefaçon wala bu fekkente ni daan nan la lu ëpp juróomi atu kaso. Khalifa Sall ak ñi mu àndal ñoom seen bakkan lañu ci teg ngir li ñu bëgg daal di am. waaye nag expert électoral bi le moom di Valdiodio Ndiaye leneen la gis jàpp na ni ab solution politique moo mën a am lu ni mel amnistie la. comme loi bi dafa am lu mu waxoon ci mbiru Khalifa Sall ñu koy wax mboot ci xalaat ay affaire code électoral bi wax na ni décision de justice bi ñu génne woon à son encontre aussi wax na léeg-léeg privé ko woon de ses droits man pour man nan nañ ko mën a amnistier bàyyi ko mu compétir parce que en dernière analyse c'est le peuple qui est souverain. mu mel ni nag fi mu tollu tembe ku ci nekk dangay wane sa doole ñu waaj a jëm ci élection législative nguur gi ak kuje gi ku ci nekk rek yaa ngi jéem a yéegal tension bi.
Corombaar Ndiaye xam nga ne yooyu les élections ñu ngi ko àpp ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal jàppale ne coalition buntu wi daal di nay déposé li nga xam ne nag moom moo di caution ni ki tey jii ci suba ca caisse des dépôts et de consignation mu mel ne nag ñooñu Bruno D'erneville yi nag jamono yi dàq ñu benn yoon képp koo xamante ni nag war ngaa mën a indi sa xel wala bokk sa xalaat ngir rek si réew bu Sénégal mën a jëm ca kanam ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alioune Diagne. Union citoyenne buntu bi parti bi nga xam ne moo sos coalition bi daf ñu oo ci àndum nawle waaye itam ci mbooloo moo xam ne dañu fas yéene soppi li nga xam ne mooy doxalinu Sénégal tey mu ngi ci ay guddi yoo xam ni li koy faj lenn rek la xol yi doon benn ñu ànd jaar ci bunt bi benn bunt rek la bunt bii moo ñu mën a génnee ci jafe-jafe xel yi ànd parrainage ñun wax dëgg bu ñu sañoon ñu teg ko ci suuf wax nañ ko waxati ko CEDEAO am na lu mu ci wax itam bi ñu defee suñu ndajee ak ministre bi wax nañ ko ministre de l'intérieur waaye nag ñoom ñoo yor lenge yi ñoom ñoo yor nguur gi ñoom ñooy teg loi yi en place loi bi nag dafa ne il faut que ñu am parrainage ñun dañu jàpp ne politique chaise vide warul am maanaam gedd ne comme lii dañ ko forcer ñun dañuy dellu ginnaaw kooku ñun duñ ko def kon nag comme loolu la yoon bi wax ñun lenn la ñuy laaj gouvernement nañu def tout ba nga xam ne li nga xam ne mooy contrôle bi mu tegu ci yoon. mbokki mouvement ànd ak soxna yi ci wàllu développement yi si pencum ndaw réew mi ñoom ñooñu nag ñoo fas yéene dëggal seen bopp ngir am taxawaay wu yaa fa nga xam ne nag foofee la ñuy dogalee muy ca pencum ndaw réew mi naka noonu itam ñuy sàkkoo ci yeneen i soxna ñu def ni ñoom ngir rek lu soxal wàllu développement fii ci réew bu Sénégal Pape Balla Gaye ak itam Talla Samb diwaan bu Touba. ñu yàgg di leen bàyyi gannaaw ay élection ak yu ni mel mouvement ànd ak femme de développement yi ci penc ndaw réew mi daal di nay taxaw njiital mouvement boobu di soxna Dieye Sall muy xam ne doxalinu politique yi dafa war a jeex tàkk jamono yi lay jeex na de ndax nag gëm naa ni jigéen bu nax moroomam ndax ñun ñi fi nekk ñëpp xamante nañ la fi amoon jeex na kaay ma jox la ñaari kaar jox la 100 000 francs kaay ma jox la café nga wooteel ma léegi wooteelatuñ kenn café de saa boo ñëwee jàppal ni amatuñ sa jot léegi lii mooy sunu liggéey. mouvement boobee nga xam ne nag mu ngi teew ci juróom-ñaari région ci biir Sénégal ak biti réew lépp lu jëm ci wàllum parrainage bi ak caution bi daanaka ay formalité rek la. parrainage bi pare nañ ci déggoo ma ne la du liggéeyu tey liggéey bu ñu liggéey ba pare la lépp loo xamante ne dañ ko laaj rek fekk nañu liggéey nañ ko ba pare. am nañ lu ko ëpp lu ëpp 15 millions am nañ ko ndax ñun ñi ànd képp. bu ñu àndee ni kenn ku nekk defal li nga am. waxtu woowee ki yore seen kàddu di Mohamed Gaye di xamle ni jigéen ñi bépp instance de décision war nañu cee mën a bokk. rawatina nag femme de développement yi ñoom gisuñu seen bopp fenn ci réew mi te nag réew bu demee développement réew mënta dem sans développement réew mënta dem sans social te femme de développement yi ñooy femme sociale yi. mbëbët gi nag mooy fexe jigéenu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum développement ñoom itam ñu wone seen xarañteef ci luy doxal société bi la. bu njëkkoon li fi xewoon mooy saa bu nu soxlaa jigéen ñi ñëw jox leen ay mbubb jox leen ay kaar ñu mobiliser ñëw toog ñu utiliser leen wax ñu tàccu leen sofal jote ñu fal leen ñi nga xamante ñoo nekk fii ci Sénégal ak bitim réew pour ñu expliquer leen ñu mën a dégg loolu dina yomb ndax nax yi moom. yaakaar naa yemul Sénégal rek dem na ba bitim réew fépp jigéen ne tey yàgg nañ ko utiliser yàgg koo nax. ñuy xam ne dañuy samp seen ndënd ci élection législative yi ci njeexitalu formation bi ñu doon amal ci wàllum jus naturel bari na ci ay jigéen yoo xamante ne jox nañ leen ay diplôme gannaaw formation yooyu la. jërëjëf Pape Balla ginnaaw lu soxal pencum ndaw réew mi ak langue politique bi fii ci réew bu Sénégal ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu wér-gu-yaram mu mel ni nag ñaareelu plan d'action wu alliance au syndicat autonome de la santé ñoom ñooñee nag bokk na ci seen ay bëgg-bëgg lépp loo xamante ni gouvernement bu Sénégal xaatim na ko ak ñoom ñu daal di koy respecté bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di système de rémunération bi ak yeneen yu ni xeetoo jàppale ne Adja Ndeye Diakhaté moom mooy vice présidente bu mouvement And Gueusseum
ñu teewlu ay kàddoom ci micro Marcel Farba Maroun wala boog boobule élément daañ leen ko digtal ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci kàllaamay français incha allah. ñu wax itam ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko bu ñu door yi la jotaayu xibaar diwaan bu Ndar Géej foofee nag ñenn ci ñoo xamante ni fa la ñu fekk baax te ñu nekkoon ca diwaan bu Tugal ñoom ñoo dellu si fas yéene xeex li nga xam ne moom moo di wàllu mbëkk mi fii ci réew bu Sénégal ginnaaw itam bañ leen dalalee fa nga xam ne moom moo di ca goxu Mbàcc moom Amadou François Gaye di sàkku ci ñoom boobu la xeex ñu def ko seen yëfi bopp ci loolee itam fi ci na aw enveloppe boo xamante ni ñu ngi ca dëxëñ lu toll 1 milliard ci suñu ay koppar ngir dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi Ousseynou Diop diwaan bu Ndar Géej. ndaje le directeur sénégalais de l'extérieur amal ànd ak association des migrants de retour yi nekk ci diwaan Ndar Géej ndaje ba ca goxu Mbàcc lañ ko amalee ñoom migrants de retour yi nag nee nañu li ñu daj dafa métti loolu tax nag ñu bëgg avertir ñi nga xamante ñooy seen morom yi Modou Fall moo leen jiite. premier objectif mooy lutte contre l'immigration illégale parce que ñun loolu maanaam bëgguñu woon coono yu ñu jànkateel ñun si bitim réew suñuy xarit suñuy doom wala suñuy rakk di jot daj yooyu coono. ci kàddu que directeur des sénégalais de l'extérieur di Amadou François Gaye dañu war a arrêter immigration irrégulière bi nga xamante ni am na ndaxte loolee doxalul dëkk tax sax ñu jagleel ndaw ñi lu toll ci benn ci milliard. donc fonds bi moo ngi toll ci presque 1 milliard boo xam ne dañ ko jagleel migrants de retour yi ak potentiel migrant mooy koo xam ne xalaat na jël gaal pour dem. migration irrégulière bi nga xam ni moo ngi am ci dëkk bi dañu bëgg mu taxaw. directeur des sénégalais de l'extérieur addu ci doomu Sénégal yi nga xamante ni téye na leen ca Maroc wala bokk ci Mauritanie muy état bi mu ngi def ay jéego ngir ñu mën leen bàyyi. tamit di waxtaan ak dëkku Maroc dëkku Mauritanie ñi nga xam ni ce sont des pays frères ay xarit lañu di waxtaan ak ñoom xool nan lañ mënee trouver solution pour libérer ndaw ñooñu ñu ñibbi si seen dëkk. Ndar Géej bokk na ci dëkk yi nga xamante ni mbëkk mi fii la tàmbali ay jéego nag ñu ngi ki def ngir loolee ñu mën ko arrêté. mbokk yi ci la jamono la nga xam ne nag moom moo xew ca Ukraine ku moywul mënees naa am li nga xam ne nag moom moo di aw njeexital rawatina ci li nga xam ne nag moom moo di fii ci réew bu Sénégal moo xam wàllu bekkoor wala boog xiif woo xamante ni mënees nañ ko fee nemmeeku ana nees mën a def ngir dànkaafu minu mel ñenn ci ñoo xamante ni nag seen xam-xam màcc nañ ci kenn ci ñoom aw na aw waxtaan ak nga xam ne moo di Marcel Farba Maroun ak itam Mohamed Sow Dieng ñu teewlu. xeex bu am diggante Ukraine ak Russie mën naa lor koom-koom ak dundu réewu àdduna yu bëri yu mel ni yu nekk Afrique sowu jant mu di situation bu doy waar ndax réew yooyu noppeeguñu subir conséquences Covid-19 ak sax lu jëm ci wàllu mbay bu doyul. Vu qu'on n'a pas une bonne production l'année dernière. gannaaw ba ñu amulee production bu baax daaw dañu yaakaaroon ne mënoon nañ gën a importer waaye lu am Ukraine lu doy waar lay nar a jur ndax Russie ak Ukraine yépp ay producteurs céréales yu mag lañ comme blé bi. dañuy produire tamit suukar ak diwlin bu bëri te suñu réew yi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax te yooyu la réew dañuy dépendre lu bëri ci Russie ak Ukraine ci wàllu blé Mauritanie 100% la Sénégal presque 60%. Mauritanie c'est 100%, le Sénégal c'est presque 60% du blé. ku wax mbay wax ci engrais foofu tamit jar naa bàyyi xel. La Russie est un grand producteur d'engrais. Russie dëkk buy produire engrais bu bëree bëri la te lu ëpp li ñuy jëfandikoo ci Afrique sowu jant. Russie lay jóge depuis weeru juin daaw Russie dafa jëloon dogal wàññi exportation yi réew yu bëri kon dootuñ am engrais comme bu njëkk ba. Ça veut dire que pour beaucoup de paysans chez nous dans notre région ils vont avoir accès à moins d'engrais. bile situation war na fàttali réew yu mel ni Sénégal ni war nañ gën di jëfandikoo li ñuy bay. Il faut aussi s'assurer que dans les zones où les terres sont en train d'être devenir arides à cause du changement climatique. zone yi nga xamante ne suuf si daa wow ndax changement climatique dañ faa war a investir ngir dundalaat suuf si ngir fexe ba ñu ëpp mën a jot ci suuf yooyu ndax jot ci suuf bu nangu beneen défi la intrant yi semence yi tamit war nañ ko jagleel ñu bëri njëgu dund bi tamit war nañ fexe ba du yokk. Il faut arriver aussi à stabiliser les prix. bu ñu sukkandikoo ci waa programme alimentaire mondial fanweer ak juróom-ñetti millions yi doomu aadama ci àdduna du ñu mën a am lu ñuy lekk ni mu ko waree ci atum 2022 mu di augmentation bu ëpp 20% par rapport ak atum 2021. Marcel Siagro daal na indi ay tontu ci mbir mu ni mel la mu xamle mu di réew bu Sénégal mënees na ci mën a mucc ndax itam meññeenteef yi nga xam ne am nañ ko fii ci réew bu Sénégal mënees nañ koo jëfandikoo waaye faaw ñu am ndimbalug gouvernement bu Sénégal ngir lu ni mel mën a antu Pape Fara Ñing ak Jaafara Ba ci aw reportage. ndawal bu ñu woowal caakri bisaab meew wala yeneen yu nu mel
ñoom ñëpp ñu ngi leen defaree fii ci biir réew mi te meññeef yi fi bàyyi ko moom lañ leen defaree. di fëñoo la caakiri moo nekk nii bii araw poudre de moringa. lii lépp Sénégal lañ koy defee. lii lépp Sénégal lañ koy defee. produit fii lay jógee. fii lay jógee. waaw. tey bu ñu tëjoon réew yëpp ñun dinañ mën a dundal suñu bopp est-ce que. waaw mën nañ ko ndax lii lépp fii la nekk ci dëkk bi jógewu fi fii la jóge lépp fii lañ koy béyee daal. ñi mën a joxe produit yu nga xam ni dina mucc ayib ba nit du ci feebar te dina tax aussi dootuñu perte lu bari li naan defar di ko defar fii ba pare duñu am fuñ ko jaay wala duñu am fuñ ko stocké. ak li nga xam ne FMI wax na ko ragal ne xiif dina am ci Afrique li ko waral mooy guerre ba am ci Ukraine ñi nga xam ne ñoo nekk fii di exposants yi ñoom daal seen xel dal na ne Sénégal war na cee mën a génn. parce que bu njëkk dañ daan xaar nit ñi tukki pour jëli produit yooyu indi ko fii nii mais léegi ak Carrefour dañuy am produit yooyu noonu made in Sénégal ak ay matières premières yu jóge fii Sénégal. jënd supermarché yi bitim réew di ko indi fii mën nañ ko defaree fii ci njëg bu gën et ci qualité bu gën a wóor. ma ni potentiel bi nan lañ ko mun a defaree nan la ko sunu réew yi mën a defaree ba nga xam ne dootuñu jéegaani feneen dara am na yu ko réussir. waaye li nu mel pour ñu réussir ko faaw ñu daal di nag am yenn mbir yoo xam ne dinañ ko jooyanti. àlla kulli aali lii nga xam ne ni mooy lii xew diggante Russie ak Ukraine dina am ay conséquences au niveau mondial te loolu niñ ko defee ak Covid bi ba nga xam ne le président de la République et son gouvernement taxawaay bi ñu am ba nga xam ne tey Sénégal cité nañ ko si réew yi nga xam ne ni wax dëgg yàlla gàcc ngaalaama lañ leen wax kon jàpp naa ni président ak taxawaayam ak xarañcam ni mu xarañee dina mën a jël ay matuwaay yi nga xam ne ni askanu Sénégal duñu sentir trop conséquences yi nga xam ne ni am na. waaw parce que buñ tëjoon tey ñun ñu ngi def production am na nag yi nga xëy ni si ñu ngi ci réew mi bu nu état jàppalee tuuti dinañ dem. ci salon international des industries techniques agricoles alimentaires ñi nga xam ne ñoom fa nekk nag am nañ xel mu dal ne mun nañoo répondre ci demande bi nga xam ne askan wi soxla nañ ko ci wàllu dund li nga xam ne FMI wax na ko ci wàllu xiif li nu mel tiitalu leen. Pafara ñu wutali ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal foofee nag aéroport ba fa xam ngeen ne ñeenti fan ci weeru avril wi li nga xam ne moom la ñu dëkkmal fa lañ ko fas yéene daloo waaye mel nag ci yile jamono lépp lu soxal wàllu liggéey ba noppeegul benn yoon miir wi nga xam ne moom moo ko war a wër ci jamono yile noppeegul naka noonu itam yenn ci yoo xamante ni nemmeeku nañ ko mu di aw rëq-rëq jëwriñ jile moom Alioune Sarr di sàkku nag ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dénk lu ni mel ñu gën a baral li nga xam ne moom moo di liggéey wi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. lu mel ni mur de clôture te xam ngeen mur moo gën a yomb ci li ñu fi def yëpp waaye entreprise daf ci am tardement pour tànn entreprise ya nga xam ne ñoo koy tabaxal mur de clôture te tant que dafa mur de clôture mënoo def li ñu naan balisage maanaam fa nga xam ne la ñuy xoolee ci biir piste yi bu Saint-Louis loolu muy wane mooy la nga xam ne moo nekkoon ci coobar état yëkkati nañ ko la ci des nag mooy entreprise bi mu gën a ñoŋal surtout lii nga xam ne moo jëm ci travaux yi ma lim sànq ñu mën ko motal ci anam yu gaaw moo xam nga le 4 avril bii di ñëw bu jotee incha allah te liggéey bi livré wuñ ko am lu ñu ay pénalité maanaam ci biir contrat bi dañu xaatim ni bu délai bi jotee te parewuloo bés bu jeex rek daa am lu ñu la ci daan donc loolu tamit incha allah yaakaar naa duñu fa egg waaye bu amee dañ ko planifier dañ ko appliquer. mbokk yi bural nañ waxtu jëkkati jotaay jot na léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew ci yeneen i jotaayu xibaar lu mooy loolee itam woo leen des ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm